أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني أعوذ كلمات الله التامات من شر ما خلق الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد وله العظيم الخبير. mbokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar ginnaaw bu ñu sante yàlla sunu borom subhanahu wa taala ñu julli ci sangu-sang yi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallama tasliman ba keroog yowmal xiyaam. ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp mbokku internet yi nga xam ni yéen a faral di seetaan seen télévision seen kaddu di leen nuyuwaat ci fan yi nga xam ne moom la ñu jóge muy bés bu tedd bii nga xam ne keroog moom la ñu baamu woon muy bésu Aïd al Kabir nga xam ne ci la ñu toppoon sunna sunu maam su tedd soos di Ibrahim al Xalil di ci baalu àq ñëpp tey baal àq ñëpp di ñaanal yàlla sunu borom yàlla na yàlla may ñëpp ñu fekkee ko déwén. ñu ngi leen di nuyuwaat ci ajjuma tey ji di sangu bés yi nga xam ne mooy seydil ayam di bés bu tedd nga xam ne ci juróom-ñaari bés yi moo ci gën a tedd yàlla sunu borom may ñu fekkee ko encore mu tombeeg ajjuma fukki fan ak ñeent ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ci weerum zul hijja ginnaaw hijra rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu tombe ci calendrier grégorien fukki fan ak juróom benn ci weeru août ci atum ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ginnaaw juddu Isa ibnu Maryam ñu tuddee ko Jésus Christ. kon ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax tey ziar di dellusiwaat ci seen émission bi ngeen sopp lool di sant mboolem internet yi nga xam ne fu ñu toll ñoo ngi seetaan di yàkkamti lool ajuma jot ba ñu mën a jàkkarloo seen site ngir seetaan seen émission xutba bis bi ngeen ànd ci ak seen mbokk julit imam Mohamed Ndiaye moom Serigne Saliou ca juma Grand Médine. ñoo ngi sant ñëpp di sant kilifa bërëb bi di sant tam mbokk technicien yu mag yi nga xam ne ñoo bokk liggéey bi mboolem équipe technique bi nga xam ne caméraman bi nga xam ne du sonn mukk di sunu jarbaat Guèymar ànd ak assistant di Bokar Jéy ñoo ngi koy ziar di leen ziar yéen ñëpp di leen ñaanal yàlla na yàlla sunu borom defal leen tawfeex defal ko mboolem internet yi. kon mu mel ni niñ ko waxee sànq waxtaanu tey ñoo ngi ko defee continuation waxtaanu ajjuma bi passé nga xam ne dañ ci waxtaanoon solo taxawaayu Arafa ak solo sacrifice bi nga xam ne sunu maam Ibrahim Khalil defoon na ko ak doomam Ismaïl. taxawaayu Arafa dinu fàttali xutba bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéegoon na ko ci montagne boobu daal di tiim une montagne de presque 72 mètres qui culmine sur 72 mètres de hauteur. rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yéegoon ci di waxtaan ak mboolem xeetu àddina yi nga xam ne ils sont venus de l'univers tout entier. convergence ou civilisation musulmane de toute race, de tout horizon, de toute langue daal di ñëw daje yonent alayhi salaatu salaam waxtaan ak ñoom bët set ñu def bisu tabaski bi sacrifice bi nga xam ne moom la sunu maam Ibrahim defoon taxoon yàlla sunu borom ne ko wasabit milatu habika Ibrahima hanifan. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wone nag une unité. kon waxtaanu tey mooy unité dans l'amour de Dieu ci cofeelu gu yàlla. au-delà même de l'islam, au-delà même de doomu aadama li yàlla gën a bëgg ci nit
mooy doomu aadama yi soppante booloo nekk benn. ndax dafa am lu yàlla def boo xoolee solos tabaski nga xam benn bàyyi ma lañ jël di ko faat muy un animal qu'on appelle le bélier wala boog mouton ñu sacrifier ko. léegi l'amour de Dieu bi nga xam moonu musal ñun nit ñi ba loolu defuñu ñu ko waaye ñu def ko bàyyi ma cofeelu yàlla jooju nag moom la ñu fas yéene waxtaane tey naka lañ ko war a mën a séddoo suñu biir ba l'humanité toute entière vive dans la paix. muy concordance nga xam ne société humaine lu war a wutale société doomu aadama mooy que société doomu aadama dafa nekk une société rationnelle et normalisée. dafa am ay raisons doomu aadama dafa am raison et la raison est la faculté qui différencie l'homme de l'animal. kon lu ñu war a mën a def ñun doomu aadama yi ngir mën a doon benn au-delà même des divergences raciales, ethniques, politiques et religieuses. lan moo ñu war a mën a boole muy l'humanité. am nañu un trait d'union, am nañu lu ñuy tuddee dénominateur commun di war a tax cet amour de Dieu ñun ñu mérité ko. cofeelu yàlla boobu nga xam ne yàlla dafa wax ci alquran allahu yuhibbu alladina yuqaatiluuna fi sabilihi safan ka annahum bunyaanun marsuusun. kon ka annahum bunyaanun marsuusun mu mel ni doomu aadama yi yàlla da leen boole ci cofeelam. dañu war a bëggante ci suñu biir fi sabilillah bëggante ci suñu biir ba cofeel boobu dañ ko war a def ba ñun kenn ku ci nekk ci ñun yàlla nee na day mel ni ka annahum bunyaanun marsuusun mu mel ni ay briques yu ñu collé te dootu leen tàggoo. kon ñun loolu moo ñu indi mooy le contrat qui nous a amené sur terre, le contrat de l'amour de Dieu. contrat boobu yàlla créé ko ci laqad karamna bani aadama wa amalnaahu fil bahri wal bahri ila axiri aya. li nu bokk mooy bani aadama. kon ana li waral cette division dans le monde, ana li waral ces différences d'opinion bi tax nit ñi ils ont ouvert la spirale de la violence partout dans le monde. doomu aadama yi foo toll ci biir àddina nit ñaa ngi reyante dans tous les continents. amul benn continent boo xam ne mucc nga ci, de l'est à l'ouest, de la mer Caspienne à l'Oural, du Danube en passant par les mers de Chine, de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. le monde est en feu. lu ko waral te ñun ñëpp ñuy ay doomu aadama war a bokk lenn muy l'amour que Dieu nous a donné ba def ñu di doon ay doomu aadama ñu bañ ñoo def ay bàyyi ma. nous devons le mériter, dañ ko war a mériter. mériter amour boobu moo war a tax ñun dañu war a cultiver la paix, la concordance, la cohérence, harmonie, gage d'une société humaine normalisée. kon nañu góorgóorlu ñun doomu aadama yi ba unité boobu ñu mérité ko au-delà même des religions. kon lii la ñu yàlla boole ñun nit. kon bu ñu dëkkee dans la société lu war musulman, chrétien, juif, animiste, hindouiste, taoïste, judaïste, quelle que soit divergence yi ñu am ci waru opinion dañu war a gis au-delà de ces opinions spirituelles lan moo ñu boole muy l'humanité. ñun ñëpp ay doomu aadama lañu nañu def loo xool loolu soppante suñu biir bëggante suñu biir xam ne lu ñu fi yàgg-yàgg ci àddina gii le dernier mot appartient à Dieu. yàlla moo fi mujje allahu mirasu samawati wal ard, il est l'héritier suprême du ciel et de la terre. ñëpp dañ fiy jóge kon nañu xalaat loolu. dans le monde cette civilisation humaine war a unir dans l'unition, et cette unition c'est l'amour de Dieu bi tax chrétiens, musulmans, juifs, njaago, séeréer, joola, multipot, ce melting pot du monde ñu war a booloo nekk benn bëggante suñu biir ngir lan laqad karamna bani aadama. bu nu fa jógee dans cette généralité de l'amour de Dieu ñu particulariser l'amour de Dieu parmi nous les musulmans. ci ñun jullit ñi an lu waral partout dans le monde des musulmans prennent les armes de rey seeni moroomu jullit au nom d'un Dieu. ani lu waral partout dans le monde kon fan yi passé ci koor bi rek ci tabaski bi xutba yi boo leen dégloo ci ñaari julli yu ñu am wax bu ne nga di ko dégg kenn ku ci nekk di ŋaññi sa morom mel ni ñun jullit yi gëmatuñu benn gëm-gëm bokkatuñu benn xibla bokkatuñu benn alxuraan. nañu jéggi ces divergences particulières, ces divergences d'opinion individuelle yoo xam ne presque lu tuuti la ci l'islam amul valeur ndax du farata du sunna.
ñun lu nu bokk moo ëpp doole li ñuy xaajale. ñoo bokk alxuraan bi faatiya bi foo mën a dem ci biir àddina benn faatiya la, amul faatiya ibaadu, amul faatiya murit, amul faatiya tijaan, ñoo bokk faatiya. kon lan moo tax ay détails yu ndaw bu ñëwee rek bëgg a xotti société bi, ñii tey la ñu julli ñële suba la ñu julli, coow loolu dem a dem ba bu ñu calmewul les velléités du baax. kon nañu booloo nekk benn, jullit yépp benn lañu, ñoo bokk benn faatiya bi, bu ñuy jublu ñoo bokk benn xibla bi, benn yàlla ji la ñuy jaamu. ou bien y a 2 dieux ou bien y a 3 dieux. est-ce que dafa am ñett wala ñeent, wala daa am yàlla ibaadu, wala yàlla murit, wala yàlla tijaan, wala yàlla keneen, wala yàlla dafa dañ ko séparé, ou bien Dieu est devenu un gâteau phagocyté ou balkanisé à l'instar de la colonisation ci suñu nit Afrique. Ce n'est pas cela. Il n'a ni de couleur, ni de langue, ni d'horizon, ni même d'appartenance politique ou d'obédience religieuse quelconque que ce soit. yàlla kenn la. kon unité boobu mu nekkee moom kenn dans l'unisson, ñun tam ñun jullit yi noonu la ñu war a unir benn doon benn, ngir lan ñu mën a mériter li yàlla wax ci alxuraan. yàlla moo wax ci alxuraan, yéen jullit tànn naa leen ci biir xeet ngeen gënal ma. kuntum xayran ummatan uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar. kon loolu on doit le mériter, musulman yi dañ ko war a mériter. lu tax ñu tudd ñu kuntum xayran ummatan uxrijat linnaas, ci booleem xeet yi yàlla nee na ci biir nit ñi, xeetu nit ñi tànn naa xeetu jullit ñu gënal ma. mais kon nag ana la tax ñu war a gën ñun. kon nañu uniru nekk benn, ak fu ñu mën a doon, ak obédience ak opinion politique bu ñu mën a am, nañu uniru nekk benn. su ko defee message bi nga xam ne tey ajuma bi tegu ci ajuma bi passé mooy message yu mérite de l'amour de Dieu. Mériter l'amour de Dieu au-delà de l'humanité, waaye mériter l'amour de Dieu dans notre propre religion. nañ nekk benn. avant ñuy prôner beneen dialogue, avant ñuy prôner un dialogue interreligieux de la religion musulmane à une autre religion, on n'a qu'à prôner le dialogue islamo-islamique. Il y a de sérieux problèmes. Il y a péril en la demeure. Il y a coow lu bëri am na suñu biir kër. këru l'islam dafa bëri coow. këru l'islam takk na la Syrie, le Yémen, l'Arabie saoudite, la Palestine, le Soudan, la Somalie, le Nigeria, les pays les plus musulmans, l'Indonésie. jàmm amu fa. jullit yaa ngi reyante ci seen i biir, former ay camps de reyante jusqu'au Mali, ici à la frontière du Sénégal. Personne n'est épargné, kenn mucc ci. foo dem ay jullit a ngi yor ay armes di xaraj seen i moroomu jullit. au nom de quel Dieu? ban yàlla moom loolu. ana lu waral kenn ku ci ne ci ñun yore benn faatiya, ku ne yore sa faatiya, te faatiya bi doon benn faatiya, te kenn ku ci nekk di ko mën a jël exposé en arme pour mën di xare moroomu jullitam di ko faat. au nom de quel Dieu? ci ban yàlla? xanaa ñun gëmuñu benn yàlla, wala ñun duñu benn jullit, wala duñu jaamu, te bu ñu dajee dans l'unisson, l'utilité donc de la mosquée muy ñun ñëpp bu ñu dajee, quelle que soit suñu divergence d'opinion ak lu mu mën a doon, bu ñu taxee dañ ne saw benn sàppe ñu bokk di julli. kon tout le temps yàlla mi ngi ñuy jàngal lan moo ñuy boole ngir ñu mën a soppante ci suñu biir. jàkka ji et l'unité donc par le kii buy tax yàlla bu def jullit bu ñu dajewoon bu ñu amoon problème bu ñu dajee ci jàkka, kenn ku ne nuyu sa morom jàmm ne ñooy coow mën a baat ñu bëggante suñu biir, cofeel mën a nekk suñu biir. kon nañu dépassé tey àddina bi, il est temps que ñu appeler nit ñi à la raison pour que ñu mën a fay le feu qui est en train de couver partout dans l'humanité. tey loolu yëpp la plupart mooy ñi woote ni diine gi moo gën, l'islam moo gën, ku ne xam na ko. diine l'islam du moroom benn diine, mais est-ce que jullit yi wane nañu l'islam moo gën lu ñuy dund ci suñu biir? donc nekkatul di wax l'islam a gën, mais jëfe ni l'islam a gën moo nekk léegi. jullit bu ci ne da nga war a wane l'amour de ton prochain, nga wane nag nga soppe sa moroomu jullit, jox sa moroomu jullit loxo, baal ma ak bi ñuy baalante ak saa bu ñu julee ba loolu dafa war a dëggu ci suñu biir, jóge ci suñu biir xol. waaye baal ma ak tey suba nga dajeeg nit ki di ko ciipatu wala am beneen bët bi nga koy xoole. dañu xoolaat suñu bopp nu ñuy doxale suñu biir. l'islam bi yàllaa ko moom te gënal ko inna diina inda allah al islam. waaye ñun nag lan lañ ci war a mën a mériter dans tout cela? ëllëg dina métti de yu ulizul mizaana fi yawmal xiyaam xuluqil xasanaat, yonent alayhi salaatu salaam moo ko bés bu ñu dajee keroog yawmal xiyaam ñuy peese balance yi. balance yu ci gën a baax mooy yoo xam ne jëf yi rafet ñoo ci ne, te jëf yi rafet mooy nañu bëggante suñu biir, nañu yéenante lu baax suñu biir, na jullit bu nekk jox moromam loxo. Pourquoi dans ce monde où nous sommes des pays d'Arabie di mën a bombarder seen moroomu jullit? boo demee tey l'Arabie saoudite est en train de bombarder des pays des musulmans comme eux au Yémen. C'est pour des raisons politiques.
et pourtant jàpp nañu ni kat Arabie Saoudite mooy la capitale de l'islam, c'est le creuset de l'islam te ça fait presque 4 ans les Arabes se sont coalisés pour bombarder leurs propres frères musulmans. Le problème c'est entre nous. bu nu kenn wax ñu accuser occidentaux yi ils n'ont rien fait. Occidentaux ils ont profité du feu qu'ils ont ouvert dal di ci dugg cabaxal di exploiter suñuy ressources yi waaye ñun jullit lu tax bëggante wuñu. Arabie Saoudite est en guerre. Yémen ak Arabie ce sont des pays frontaliers qui faisaient partie du même Hijazul Arabia. léegi tey dem nañ ba colonisation séparé ko tax ay arabes di coaliser wu di former ay arabes pas seulement arabes mais des musulmans di coaliser en plein Ramadan ren kooru ren bi Yémen da ko woor ci métit embargo 40% produits yi nga xam ne ñu ngi dugg ci Yémen ñu ngi jóge Arabie Saoudite. Arabie Saoudite mën a embargo Yémen ci sous l'œil du monde musulman te loolu kenn du ko wax. Il est temps de le dire julit ana lu tax muy xeex moroomu julitam ana lu tax julit di rey moroomu julitam te ñun ñëpp ñuy woote ay julit lañu ba ci ñun ici à nos frontières au Mali combien de groupuscules se trouvent au Mali tey chaque jour ngay dégg des Dogons musulmans ont été tués des Peuls musulmans ont été tués de gauche à droite nit ñi ñu leen di faat di leen rey au Burkina Faso en Côte d'Ivoire nul n'est épargné nul n'est épargné lu ko waral ñun jullit yi dañu nekkul benn kon nañu fexe góorgóorlu doon benn kon message yu ajuma tey jii xutba ajuma tey jii mooy fexe ba nous les musulmans le monde entier avant même de parler des musulmans au-delà même donc de la couverture religieuse musulmane ñu jël d'abord benn objectif bi nga xam moo jiitu muy ñun nit bani aadama doomu aadama lan la ñu war a mën a dundee l'amour de Dieu ba mérité ko mooy le fait que yàlla seppi mboolem lu mu bind alam bi yëpp tànn ci nit mu ne nitam a gënal yàlla bind na malaaka bind jinne bind jaay àll bind lu ne bayna samawaat wal ard moo bayna xubaaram ko mashariki diggante asamaan ak suuf yëpp ak horizon boo mën a tourner rek yàlla bind na fa ay mbindeef waaye tànn ci biir mbindeef yooyu ne nit moo ma gënal dal di ne nit nag talal naa la asamaan ak suuf talalal naa la les misères et les trésors de la terre les trésors du ciel yéena ko moom kon ñun nit naka la ñu mën a def ba gën un animal naka la ñu mën a def ba gën un cheval ba gën un âne ba gën un mouton bu tax ñu am sañ-sañu jël ab mouton di ko tëral di ko rey sañ-sañ boobu ñu am mooy l'amour que Dieu a fait en nous kon ñun nit ana lu tax nit di jël moroomu nitam di ko def comme noonu kon unité amour nit parmi nous d'abord avant de parler de religion au-delà même de la religion c'est l'humanité qui compte lan mooy doomu aadama nit da ngay fonk sa moroomu doomu aadama nañu bàyyi ŋaññante bi nañu bàyyi xeexante bi nañu bàyyi waxante lu bon nañu bàyyi agression bi nañu bàyyi rayante bi te bëggante suñu biir ngir lan ñun ay doomu aadama lañu premier point. Le second point au-delà de cette généralité nañu xool particularité bi tax diine tax ñu ne diine moo gën dañ ñu ne diine l'islam moo gën waa nag naka la ñu war a mën a l'autre dans l'amour qui fait que l'islam l'amour que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a divulgué dans l'humanité nekkoon nit koo xam ne ba muy jóge par exemple Mekk di dem Yémen bi mu demee Yémen nit ñi di ko xaaj ay xeer di ko duma ba mu génn nekk ci buntu kër buntu Yémen fa la toog ba un de ses parents moom moo ko gis ndeysaan wut ay quelques fruits jox ko jaamam ne ko demal jox ko kële ndax sama mbokk la ngir mu xewlu waaye bu mu mujjee lan la ci bu ñu ko dóoree ba xaañ ko ay xeer ba deretam woon pour montrer que l'islam gën na dafa ne yàlla jéggal leen comme l'avait fait Isa ibn Maryam. Jésus avait dit dans les évangiles lorsqu'une personne gifle d'une joue présente-lui l'autre buñ la mbéjee ci benn lex joxat ko beneen lex te nga jéggal xanaa xamu leen mën nit ki dëgg mooy xam ni yaa ko mën ëpp ko doole ëpp ko xam-xam ëpp ko sañ-sañ ba pare nga plié wu pour l'excuser c'est ça l'amour de Dieu on le mérite pas on le mérite du lu ñuy joog rek di forme kon loolu la ñu woote ni l'islam moo gën muy particularité kon julit lan la yonente bi alayhi salaatu salaam gëne laqad kaana lakum rasulillahi iswatun hasanan ba pare yàlla waxaat ko lan maanaam dañ ko yónni ngir mu yeesalaat jikko inama bu istu li utammima makaarimal axlaaq innaka ala xuluqin azim yow yaa yore jikko yi gën a rafet toutes les belles vertus que l'homme a et mérite d'avoir tout est résumé en toi prophète kon ñun jullit yi nañu góorgóorlu suñu biir cultiver le dialogue la paix avant quelconque dialogue que ce soit bi ñu war a njëkk a cultiver moo le dialogue islamique naka la murit le tijaan le layen le ñaseen le ibadu rahman ak kum ci mën a doon naka la ñu mën a toogi autour d'une seule table avoir le même discours musulman le discours de vérité qui fait que yàlla ne kuntum xayran ummatan uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar loolu lu ñu jar a xalaat la su ko defee waxtaanu tey jii ci loolu lañ ko tënkoon mooy l'amour de Dieu
que cet amour là maintenant war a yaatu ci ñun nit ñi yaatu ci ñun jullit ci ba kenn ku ci nekk mën a profité ci amour yàlla jooju ñu bokk ko ñu nekk ay benn wuutewu bañ a wuute effacer les velléités ba guerre yi am ci àddina bi toroxtaangi bi am ci àddina bi misère bi am ci àddina bi doomu aadama mérité wu ko ndax yàlla suñu borom sàkk ko ngir mu am loolee kon noo ngi jégluwaat mbokki internet yi di santaat yàlla di ñaanal ñëpp yàlla na yàlla suñu borom defalaat ñu fekke ko ajum ak jàmm kon ñu tegaat fa baaraam ba ajuma bii di ñëw insha allah ci seen waxtaan xutba du jour ak imam Mohamed Ndiaye joxaat leen rendez-vous in uridu ila al islam waxtataxtu wa ma tawfiq illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu wa ilaykum salaamun ala man istaba al huda jërë ngeen jëf